HLM bi nga xam ne ak lépp lu mu dajale ci ay sportifs yu de talent nga xam ne génération 2002 bi nga xam ne ku ci mel ne Pape Sarr nga xam ne siggil ñu biir équipe nationale siggil Sénégal siggil ñu ñun commune waa HLM boo jógee foofu nga ñëw ci Mbaye Diagne tey ak lépp lu muy def ci àdduna bi nga xam ne fii mooy dëkkuwaayam HLM di am lu mel nii nga xam ne dañ ko war a exploiter pour sunu ay doom ñu am yeneen Pape Sarr am yeneen Mbaye Diagne am yeneen Abdoulaye Sarr mi nga xam ne maa ngi koy nuyu de passage Cité Port nekkoon entraîneur équipe nationale nga xam ne Cité Port boobu kenn du ko tudd te du wax Issa Tambédou du ñu wax sunu grand Mbaye Tall ak ñeneen ma yem foofu rek tey ñuy am lu mel nii nga xam ne kenn xamul la désordre kenn xamul yow sa bopp yaa ko gisal sa bopp tey xool ngeen lii tey bu ñu demee bay jooy stade tey Sénégal amatul stade bu mën a recevoir tey lu mel nii naka la ñuy jëlee Coupe d'Afrique kon xanaa dañ koy luxus man loolu laa bëgg a xam ndax dañ koy luxus ndax du sport moo ñu koy jox ndax defaluñ dara sport lii dafa ñaaw lii yéen a ko gisandoo xool leen stade bi dañ ko defar léegi pratiquement pour fa xamaan yeeg yëpp xoolal ñu ngi nii tribune yaa ngi nii dañuy xaar sax ñu daanu seen kaw après ñu ñëw dëjal leen wala dara lii xam nga lii dara baaxu fi dara xoolal mi ngi ne mur yaa ngi nee di daanu au même moment magasin yaa ngi continuer cantine yaa ngi continuer ñi ngi liggéey li leen arrangé maanaam ñi ŋànk terrain bi ñoom ñi ngi def li leen arrangé voilà gis ngeen benn centre commercial gi ne le deuxième baa ngi nii ils nous disent que ne beneen troisième baa ngi ñëw doo comprendre léegi ñu sacrifier sport après au même moment nit ñi jóg di joytu coupe d'Afrique naka la ñuy jëlee coupe d'Afrique naka la ñun waratuñ dem coupe d'Afrique waratuñ dem coupe du monde ñun dañu war a jénnee suñu bopp ci sport lii képp ku ko dégg sa yaram war na daw nga xam ne bokk nga ci combat bi ñu la ciy woo man particulièrement maa ngi woo Mbaye Diagne say frère ñu ngi lay woo nga jàppale leen ci lii ci xeex bii di woo Pape Sarr mi nga xam ne siggil nañu démb ci génération 2002 bi ak lépp lu mu def di woo Abdoulaye Sarr entraîneur équipe nationale ancien ñi ngi woo ñëpp ci xeex bii nga xam ne ñu ngi koy defal sunu famille ñu ngi koy defal sunu ay doom ñu ngi koy defal sunu ay jarbaat parce que sport bi ñëpp xam nañ léegi fu mu toll ci àdduna bi voilà yéen a ko gisandoo dama leen di bàyyi rek ngeen xool image yi lii dafa ñaaw lii moo am ci stade HLM bi voilà tiré wuñu kenn nag visé wuñu kenn ñun dañuy jooy sunu du rek li nga xam ne tey sunu doom yi dañuy dem di footballaani feneen di dem ci yeneen terrain di dem te alors que ñu am lii li nga xam ne kenn amu ko lii tey war nañ ko mën a defar mu am ay terrain yu bëri ñu koy loué wala ñu bëri di ci sport war na am terrain war na am piscine gis nañ ko ci déggoon nañ ko ci plan yi xamuñu sax xool prévoir uñ ko sax man gisuma ba léegi fi ñu waxu piscine terrain basket am na fi parce que am nañ fi ay roi ñaata roi ñoo jénn Cité Port ma leen di nuyu de passage ñu commencé ko ci Mamadou Sow commencé ko ci Omar Mar ñu leen di sargal Doudou Diallo Matar lii sunu jigéen Khady Sall Brek ñu koy sargal bu baax ci weeru koor gi ak ñeneen ñu nekk HLM ay basketteurs yu mag tey fii war na am ay non c'est incroyable ce qui se passe aux HLM mi ngi nii lii moo fi nekk yéen a ko gisandoo voilà après nag ñu bëgg nag sport bi fay ñu bëgg Coupe d'Afrique wàcc ci biir yàlla day yaata dëgg barka démb laa xool stade Cameroun bi nu mu mel tey fii normalement waroon nañ ko defar ba nga xam ne day recevoir match yu mag yi équipe nationale war nañ mën a ñëw fii di entraîner di jege population bi bu teyee ñu entraîner fii bu subaa ñu yóbbu leen feneen ngallaawaay nañ ñu jàppale surtout nag ñi ngi sensibiliser di woo ñëpp waa HLM yëpp ñu ngi leen di woo du ñu lim nag tur ñëpp la ñuy woo. ñu bëggoon xam nag ñoom lan lañ fiy def dañ leen di bàyyi ñoom ñu présenté wu. gars yi ñu ngi leen di nuyu. Nicolas ñun ñu ngi lay fay. waaw dañu la fekk fii da nga ñëw pour d'accord wala nu mu demee noonu. boo nee Serigne Touba Mouride la teg ci Touba la dëkk dafa am ci looy dugg man fii nga ma fekk nii sama jëmukaay la fi laa dëkk terrain bi heure yi ma fiy nekk ñi ko fiy nekk bariwul man ak Bamba Ñing parce que fii la ñuy liggéeyee fii la ñuy tàggatee xale yi ba pare di ko bàyyi xel la nature a horreur du vide ñun dañu teel a xam loolu alors vide moo ñu jural li ñu nekk nii yëpp bon ma bëgg la aussi dimbale ci benn affaire fan yi damay dégg nga di ko wax
di wax stade Assane Kara tollooguñ ci tur boobu turu terrain bi tollooguñ ci sa yéene nag ngay doxee nii rek mais gis nga terrain bi pare moo ñu intéressé parce que ñun li ko bàyyi nii ñun ñoo ko jur ñun la population sportive parce que mur bii di naxaate moo tax nit ñi bàyyiwuñu xel li nekk ci biir fii donc coow li loolu la donc nañu bàyyi xel bu baax a baax li nekk fii yow sax soo defee état des lieux bi di nga xam ne lii anomalie la c'est pas normal. man la Ndiaye Bass bon en fait ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant et di la yëgal ne y a rien de préparé dans cette histoire là dans cette rencontre là dama toog ñëw HLM di ñibbi gis Assane ma ñëw fekk ko effectivement li mu la wax fi mu dëkk si terrain bi ma ñëw fekk ko fii alors moi nag moom ñu ànd def ay jéego si terrain bi ñu xool mais mu nekk lu yéeme si insécurité si salubrité si vraiment ay dispositions yu ñu fekk yoo xam ne fii daal vraiment rafetul muy am si biir cité bi ñu ne woon nag dañ fi dox Assane ne ma nag il faut ma toog fi waxtaan ak moom ñu waxtaan mu wax ma si yu bëree bëri wan ma si yu bëri parce que c'est un domaine c'est un milieu qu'il maîtrise gis naa fi loo xam daal yéeme na ma te comme damay faral di toog ak kilifa yi di wax ak ñoom délégation yi nekk si kii bi di comité bi di dem di rencontrer ci kilifa yi si laay bokk ma ne woon damay ñëwal sam bopp ma xool parce que kilifa booy wax ak moom da nga koy teg si yoon am si loo ko teg si lu leer a leer du yëfu caaxaan du yëfu waxantu di comme ni waa ji wax di ko layamee non dañuy ñëw ak vraiment des arguments très clairs nga xam ne bés bu ñu gisanteeg moom dinañ ko mën a waxaat loo xam ne daal vraiment lu ñu gis la yu ñuy dund la quoi. non melul ni meloon de liñ fi yokk moo yem fa mu yem stade bi amul lu fi nekk loo xam ne lii daf fi sax dañ ko fi dugal bu dee mbalit dañ ko fi dugal bu dee xar bu nëb dañ ko fi dugal bu dee SDF daf fi dugg benn partie moo fi nekk boo xam ne bii sax xaw na praticable te ñun ñoo ko jox jëm boobu parce que man ak Bamba ñoo fay tàggat xale yi stade bi waa HLM seen bopp ñoo ko délaissé xam nga tax ñu délaissé ko parce que nawetaan dafa existé tul te ñaar ñoo ko gën a indi HLM 5 ak Nimzaat yokk ci nag ASC bu mag bi parce que dañu am feneen fu ñu mun a nekk les terrains de proximité la moo ñu jural la population sportive bàyyi fii or que fii ni mu waroon mel mais attends mais xoolal li fi dëkk léegi yow war nga yéemu sax gis ñaata nit ñoo lay romb ak état d'insalubrité bi mu nekk nii ay nit dëkk ci biir et derrière ce mur là il y a la police mais attends c'est derrière le mur et ces garçons là ils escaladent les murs di wàcc foofu di yéeg di dugg mais non qu'est-ce qui se passe c'est une question qu'il faut se poser et cette cité là dafa benn erreur bu leen di nax mooy les murs là am na yoo xam ne 25 ans duñu dugg fii dugguñu fii xamuñu la xew pour ñoom dinañ gis ni ñu dugg rek nit ñaa ngi entraîné nit ñaa ngi def lii mais cet état des lieux là boo ko defee sax war nga tiit yow sa bopp nous sommes en zone d'insécurité pour dire un terme militaire qui veut dire énormément de choses les agressions de la cité les vols les larcins là les petits larcins yi am ak cette proximité avec le marché là du dara fii mooy base bi nag et qu'est-ce que nous devons faire attendre encore ce terrain là population bi ñoo ko soxla gis nga ay naan groupe nangam dem na groupe nangam du affaire boobu affaire yu ñëw ci terrain bi la ñun ñu ko soxla di ko jëriñoo ñu daal di xam li xew yaa may dégg terrain bi ci boppam lañ soxla ak ses commodités mooy lan ay terrain de jeu waxuma la terrain de jeu de ay laa wax ay olof bu leer laay wax ni nag waaw ay aire de jeu la ñu soxla loolu mooy wax ji mais lii ñu nekk ni du tous du dara voilà. waaw mais déception bu rëy parce que dañ ko doon wax nii rek ci panel mais daaw ñu gis effectivement la vérité la réalité des choses mais ku fi ñëw vraiment yàgg fi football wala yàgg fi seetaan football wala yàgg fi si indi sa ay rakk ñuy football fii gàcce ngay am ñun terrain bi je me rappelle on était à 3 ou 4 terrains je me rappelle en 83 bi ñu war a final ak Waagu Ñaay
la veille du match waagu ñaay dañ nekk seen terrain di entraîner ñu nekk suñu terrain di entraîner 2 terrains mitoyens dañu entraîner ñii pare ñibbi ñun ñu toog le lendemain ñu dem football final te daawul am benn animosité suñu biir même supporters yi fii ils étaient très corrects donc loolu suñ ko gisee xam ne dañu am loo xam ne ñu ngi koy mu ngi bëgg a rëcc suñu loxo te su ko rëccee du baax si ñun du baax si ñun dans la mesure où terrain bi suñ ko exploité ni ñu ko war a exploité je crois que même l'autorité municipale dina toog ba dootul am lu mu war a def si terrain su boobaa terrain mooy liggéey li fi war a nekk terrain mooy employé ay xale au niveau des HLM am na déperdition bu fi am loo xam ne kenn xamul nu mu toll suñu rakk yi am na melokaan bu ñu nekk boo xam ne neexul kenn si ñun suñu sañoon ñu nekk dans de bonnes situations dans de bonnes conditions te terrain bi si lii mën a suqali loolu si la bokk defar fi ay aire de jeu defar fi ay infrastructures yoo xam ne dinañ mën a jël au moins ay xale yu dëkk si cité bi terrain bi lii terrain bi di liggéey ñu si fayeeku commune bi li mu daan def si terrain bi su ko neexee mu téye ko dugal ko feneen si beneen rubrique au-delà du terrain y a l'histoire de la Sodida exploité guñ ko à fond donc li ñuy wax mooy ñun li nga xam ne mooy yóbbu suñu doom yi kanam li jëmal suñu doom yi kanam la ñu bëgg ak suñu rakk yi parce que soo seetloo terrain bi ñi ko seq ñëpp c'est 6 générations on est dans un panel de presque de 300 personnes ñi nekk extérieur ni mu leen intéressé sax intéressé ko ñu nekk fii je peux citer Yeli Fall je peux citer Kamou je peux citer Chérif Aïdara il y a plein de monde et li si gën a li si gën a yéeme terrain bi da nga siy wax soo si waxee di si ut pexe wala di si ut yoon bu baax ki dëkk waagu ñaay wala ki dëkk usine Bentali wala ki dëkk Cité Port wala ki dëkk bopp moo lay wax li nga xam ne moo baax si ñun donc ça veut dire que ñun on forme une zone c'est la zone 3 di Kamou am habitude di wax moo nekk autour de cette affaire là ñun ñëpp lay arrangé bés bu ñu ko amoon vraiment dootuñ jooy dara duñ jooy dara mais fi mu nekk nii suñu xol métti na parce que am nañ loo xam ne dañ ko waroon exploité à temps exploité wuñ ko léegi nag ñuy ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo séq mbir mi ñu dimbale ñu si waaw ñun terrain bi suñu sañoon stade bi li koy defar du kenn du ñaar du ñett du panel groupe lay doon boo xam ne ñun dañuy nekk benn say képp koo xam ne que sportif nga HLM dans la zone 3 du ma yem HLM Cité Port ba Cité des Eaux waagu ñaay tàkkaan partout ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw ñu bokk xeex bi parce que njëriñ bi amoon nañ ko ñun ñëpp a ko bokkoon bi terrain bi neex amuñu woon xaaj ak seen amuñu limite ku nekk la preuve panel bi ñuy wax ni te nekk si panel bi ku ko jiite Djibril Ali Sankharé Naxé bu nekk usine Bentali moo ko jiite suñu benn frère bu dëkk Cité Port a ngi ni taxaw am na si waa bopp am na si waa waagu ñaay am na si ñëpp a ngi si donc suñ sañoon suñuy doom yi am foo xam ne fa la ñuy daane seen doole ñi nga xam ne liggéey amuñu jàng nañ ba pare te amuñ fu ñu nekk ñu am fu ñuy daane seen doole te terrain bi mën na ko liggéey yëpp liggéey la rek teg ko si yoon jaarale fi terrain yi nekk di jaar fi mu nekk nii su loolu weesoo mën nañ am sax même au niveau de la Sodida ay partenariat boo xam ne suñu rakk yi dañuy liggéey parce que ñun suñu rakk yi ñooñu soxla fi mu nekk nii ñun kenn dootu si dem terrain bi gëj naa fi dugg man ça fait au moins 30 ans ou 20 et quelques années donc suñ fi ñëwee tey dañu bëgg li nga xam ne mooy suqali HLM nag jeunesse bi tax ñuy wax parce que loolu moo nekk à la mode actuellement il faudrait que ñu xam suñu rakk yi fu ñu leen di teg ba pare leen mun leen contrôler mun leen surveiller sinon ñu ngi si déperdition boo xam ne li nekk cité bi neexul kenn donc suñu taxawaay nekk au-delà du sport dañ bëgg a xeex sur le plan social sur le plan communautaire li nga xam ne mun nañ jëmale suñu cité bi kanam loolu lañ bëggoon daal di ñaan yàlla ku ci mën a fekk si nga jàpp si xam ne xeex bi benn la bàyyiwuñ kenn gannaaw képp ku ñëw rek am na looy indaale parce que ñun on tend d'être toujours positif dans ce que nous faisons donc képp ku ñëw rek ñu ngi lay xaar ñi nekk diaspora ñi nekk biti ñëpp ñu vraiment ñu ngi leen di woo si liggéey bi nga xam ne ñoo ko bokk parce que du ma ko tuddee xeex parce que xeex boo xam ne amagu ko adversaire dañ xam ne rek dañ ko liggéey la boo xam ne dañ ko sumb di ko def. yàlla du fay wax di bàyyi jëf te terrain bi dañ ci toll ci jëf nag. Nicolas gis nga terrain nekk chantier ba léegi ci la HLM am ay toxico man loo fi gis mu verte boo tourné sa écran sa kii bi caméra bi nga jël ko ay kata jantaabe ngay jël. loo fi verte ci terrain bi loolu la d'ailleurs soo defee l'état des lieux ci ngay gën a yéemoo Nicolas terrain bi ci boppam gis nga olof yi ñoo def benn erreur di ko wax naan lu jot yomb du dëgg lu jot day am terrain bi dafa jot nag terrain bi ak a jot nag gis nga li waa ji naan luy jot na ginnaaw dee dafa jot terrain bi ci boppam moo jot ce que cette population doit faire li ñu war a def mooy di fréquenter terrain bi nag terrain bi nañ ko bàyyi nañu bàyyi loolu nañ fii ñëw na fi nit ñi di daje di gis li xew état des lieux ko def xam li xew gis nga di wax ni ci kii rek suusuy wax ni wax réglé wul tous nañ ñëw fi terrain bi nit ñi di ko utiliser parce que nga terrain bi boo gisee nii di
à part ñii nga fi gis ne les def la kenn du fa football ak de petit pël la bële ngay gis na le bu ndaw bële man ak Bamba ñoo ko utilisé ak l'école de football depuis combien de temps et depuis combien d'années les autres ASC là ñu ngi hors du cadre parce que am nañu ay annexes ñuy dem d'ailleurs loolu moo jur lesaali bi mais buñ ñu gisul fii lu ñuy wax ñoom soxlawuñ ko ñun ñi mu ñor nag ñun ñi mu itteel ñu ngi fii ku ko bëgg nag da nga ñuy fekk si fii lébu day wax mennum say ci tubaab mooy fago kenn du ko damm ku dem sëngalaton benn bâtonnet dañ koy damm mais munoo dagg damm sayu bâtonnet nañ ñëw nekkum say fii nit ñi defal ñu li ñu bëgg xam ñu lu ñu bëgg ay terrain sooga beeg ñu ngi seen rôle de ñu ngi defal seen i marché te marché foofu la yem marché moom fii à Gassi à Bana c'est fini du amati fii marché yem na fële waaw ku fi yaakaar nag ne mun nga fi ñëw teg ñu xel def fi bitik yaa ngi nax sa bopp waaw ku jaaxaan di saw nag bu keneen tooyee dafa waane. waaw mais Nicolas xam nga lu yéeme si mbir mi dañuy wax insécurité te ñi war a toppatoo insécurité ñu ngi si gannaaw mur bi taxaw ils sont à moins de 10 mètres moi mënuma comprendre comment se fait-il que des forces de l'ordre des forces de sécurité et de défense nekk à côté d'une bombe aussi explosive que celle-là parce que amul leneen lu gën a ñaaw lii ay suñu ay moromu doom ñoo fi nekk soo fi nekk da ngay rus tu vois bi ñu fi nekkee man ak Assane depuis ce matin te dama fi jaaraan visite inopinée comme ça fekk fi Assane mais mun naa décompter au moins plus d'une centaine de jeunes yoo xam ne c'est entre 11 ans et 15 ans 20 ans donc c'est inimaginable man ku ma waxoon lii du ma ko gëm ku ma ko waxoon du ma ko gëm donc li ma gis fii tey yéeme na yéeme boo xam ne jar na sax su fekkee dañuy làqu ci tribune yeeg yooyu li fi nekk comme bati ñu dem ko daaneel pour au moins génne leen pour sécuriser ces enfants là waaw je vous dis que là c'est une bombe boo xam ne amul kenn koo xam ne kii yéene nga ko sa doom bokk si wala sa xamel bokk si wala sa dara bokk si te ñi fi nekk ñun lay gën a métti aussi. merci Assane balaa ngay jël ba tëj ma lancer benn message. béy di xaaral waaw mais Nicolas c'est que yéen mesuré wu leen la population bi nekk ci terrain bi mesuré leen ko sax dama la wax sànq ne les murs là ñoo indi nëbatu boobu ak naxaate boobu dama la ne sànq. li nga gis mu vert nii ci terrain bi kata jantaabe la tudd lu waaye dof xam ne day indi yas da ngay say boo ko naanee da ngay nekk en état d'ébriété fii lu nekk fi am police ma ne la mu ngi nii ci ginnaaw mur bi jéemuñ sax xam lu xew fii mais où est l'autorité où est l'autorité ñun heure yi ñu fii dugg heure yi ñu fii génn tey boo gisee ci population bi génn fii ci suba gi ak bu fiy dugg yenn heures yi non da ngay ree ba tas waaw ñoom dafa am feneen fu ñu nekkoon de ñooñu am fulla jële leen fa ñoom yooyu ñu ñëw ñoom bàyyi defal yàlla ñu domicilier leen ak tous les petits larcins là qui se passent dans les maisons sàcc gaz sàcc lii sàcc lële ñun fan lañ jëm mais terre bi mu nekkee chantier ba léegi la ñun sunu yenn boy yi nekk ay lok parce que amatuñ temps pour ñëw fii ñu ngi dem jënd ay jakarta yooyu ñuy natt de muucoo ko def lépp da ngay toog fi di entraîner ñi lay seetaan genn wàll gi yëpp dañuy carte xaalis ci parce que ay lido ñoo nekk ci portable yi ñuy def ñenn ñi le long du mur là gars yi dañ koy tëdd moi j'ai des images yoo xam ne fanaan lañ fiy def fu leen neex la ñuy tëdd quand tu feras l'état des lieux di nga yéemu ne gis nga ay hôtel 3 étoiles ak 5 ak 6 ak ci biir fii ci même place bi où est l'autorité nous ne sommes pas l'autorité hein nous ne sommes que résidents di jariñoo terrain bi muy suñu outil de travail nag duñu bàyyi kenn mu koy fooyee ñun ñi fiy nekk depuis man ku wax sax fi la ma xamee moo tax ma wax sànq ne fi laa dëkk man nekk naa fi n'importe quelle heure kii bi may wër tànk fi la ma fekk waaw terrain bi ñi ciy wax ñëpp dunduñu ko ñun dañ koy dund nag c'est du quotidien c'est pas nag yor benn gaa oola fële ne la nangam terrain bi ku fi dugg gis image da ngay mer boo je parle nag koo xam ne kii mat nga kilifa wala sportivement parlant laay wax hasard nag amul si àddina dama ne la lu jot dafay am waaw certains penseront que ne way gars yi dañ ñëw ci terrain parce que ñu ngi koy wax fan yëpp d'ailleurs sax ñun fi ñu war a dem lañ dem fi ñu war a dem lañ dem fi ñu war a nekk la ñu nekk li ñu war a def la ñu def waaw li waaj naan advienne que pourra naka interpréter qui veut mais ñun nous sommes dans notre élément
comme ni Socabek nekk ci élément di tabax ay cantinam ñun aussi nous sommes dans nos droits et le devoir nous appelle pour faire ce que nous avons fait et ce que nous allons faire et ce que nous devons faire. Ça nous va droit au cœur d'autant plus que li ñuy wax ni njariñ ñëpp lay doon njariñ ñëpp la te bon sa liggéey aussi HLM gis nañ jéego yi ngay teg yoo xam ne vraiment c'est yaa ngi daal vulgariser li nga xam ne moo am au niveau de la cité donc on te remercie encore une fois ba pare ñun nag di gërëm suñu mbokk yëpp ñu bokkal panel beeg ñëpp ñu nekk bitim réew partout ñu ngi leen di gërëm di leen wax ñu ngi ci affaire bi pratiquement tous les bons conseils viennent de l'extérieur ñun nag moo tax man ak Assane ma ne ko comme lii di wax ñi ñaa ngi wax ku nekk di wax dinaa ñëw fekk la fi ñu xool naa ñëw seet si la par ma ñëw seet si ko fekk ko fi ñun ñëw xool li am si terrain bi mais encore une fois ñu ngi remercier ñëpp ñu nekk dans la diaspora surtout ñoom ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal lépp lu ñu fa liggéey yàlla na ko yàlla barkeel ba ñu dellu si fekk ñu am vraiment stade boo xam ne ñun ñëpp koy bokkandoo di si fooye si ba ku si néewu vacances léegi fii la ñuy dajeek yow pour gis la parce que jarul ngay dem si kër yëpp dañuy daje rek mu nekk suñu lieu de rencontre pour nous les sportifs parce que on a que ça loolu moo ñu boole ñun ñëpp bi ñu nekkee xale yu ndaw ba léegi muy HLM association yeeg ñëpp amul bu kenn toog di xaar du ñu woo kenn terrain bi ñoo ko bokk ñun ñëpp na ñëpp ñëw ñu bokk si ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi HLM benn kër la Cité Port benn kër la Cité des Eaux benn lañ nañ defandoo benn ñun ñëpp def benn say comme li Assane di wax rek ñëw ñun ñëpp bokk li liggéey bi bàyyiwuñ kenn ku ñu waxul même ku ñu fàtte sax si nga bokk jarul ñu lay fàtte ñëwal si biir donc ñun ñu ngi woo HLM ñëpp jarul kii di groupe fii kii di groupe fële na ñëpp ñëw ñu bokk benn yitte boo xam ne moo ñu tax a jóg ñu yàlla dimbale si ñu jàpp si ba yàlla dañuy defal jàmm si li ñu bëgg mais dogguma la mais Nico affaire bi xam nga coowul mooy lan ñun xajuñ ci kër xajuñ ci ay bureau ñun fii la ñu xaj affaire bi ñun ñëpp ñoo war a daje fii waaw nañu bàyyi ay kenn woowuma fii xoolal dama ne de manière spontanée na nit ñi jóg ñëw taxaw fii ñu xam ñun ñaata lañu na gaa yi bàyyi nag buñ ne woote nañu nga làqu seen kër naan way man woowu ñu ma ku fi oo kenn nommément kan moo fi cité nit ñi nommément waaw boo yore structure nga ne terrain bi nga moo la ñor ñëwal fa terrain ba nekk nga ne toog seen kër ñu fay fekk kenn demu fi kër kenn ku bëgg na ñëw fii waaw voilà loolay wax ci